atelier bi nag comme ni nga ko waxee atelier d'orientation la avec les acteurs de la société civile ci acteurs yooyu nag dañ ci am des collecteurs yi nga xam ne identifié woon nañ leen les superviseurs ñoom ñoo fekkee jataay bi atelier bi nag li ko tax a jóg c'est le partenariat bu ñu am ak ITPC ITPC kuréel la bu nga xam ne mi ngi nekk ci bitim réew di yëngatu ci wàllu traitement ITPC boobu nag dañu lancé woon benn appel d'offre au niveau de la plateforme sous-régionale mooy mbootaayu organisation de la société civile yi nekk ci sous-région bi maanaam au niveau africain bi ñu fa demee ba ñu defee appel d'offre bi ñun dañu répondre à l'appel d'offre yàlla dogal ñu retenir suñu candidature bi ñu ko retenir nag ñu boole ñoo ak ITPC mu accompagner ñu processus bi ndax ñoom ñoo ñu mettre en place ay consultants jëlal ñu consultant pour ñu mën a liggéey léegi ñoom jëlal nañu ñetti consultants yu nga xam ne ñoo ñuy jàppale ci liggéey bi en plus de cela am nañu beneen consultant international bu nga xam ne mi ngi Afrique du Sud moom tam daf ñuy jàppale ci liggéey bi nag dara waralu ko lu dul dañu ne comme que dañu am avec le Fonds mondial partenariat bi nga xam ne programme bi ñu ngi koy déroulé nga xam ne PR yi ñoo koy déroulé ñu ne kon waajib la société civile am ci pàcc bu am solo ñu ne kon waajib la ñu def le suivi sur le terrain suivi boobu nag ñuy def dañu ne nit ki loo bëgg def foog nga am ay jumtukaay ñu ne nag jumtukaay yooyu la ñuy demander ITPC mu jàppale ñu ci ba nga xam ne bi bu ñuy def suivi sur le terrain yëf yi dina yomb loolu moo waral mooy illa waxtaan bii tey dañuy imprégner les organisations de la société civile ci support yooyu ñu bëgg a def ci fiche yooyu ñu bëgg a def ba nga xam ne bu ëllëgee bu ñuy dem formation ak bu ñuy liggéey ci terrain bi dina oyof lool ci ñoom waaye daal dañuy dugg ci suivi communautaire. li ñu def démb nag boo xoolee lépp ci suivi bi la dañu ne nañu fàttali nit ñi contexte bi ñu nekk maanaam Sénégal ci contexte bi ñu nekk en termes de suivi nañ ci fàttali nit ñi nga xam ne une mise à niveau lay doon ñëpp dañuy am même information ñu ne nañu présenter aussi ndax tamit ki ñu jàppale fokk ñu xam mooy kan ñu ne programme de suivi communautaire yu nga xam ne CELEM a koy déroulé au niveau africain kooku tamit war na baax ñu xam ko mooy kan ak lan mooy taxawaayam ci réew yi ak lan mooy taxawaayam aussi fii Sénégal boobu tamit gis nañu pàcc boobu. beneen pàcc bi tamit mooy suñu partenaires yooyu ma la wax mooy ITPC ñoom tamit dañu ñëw def seen communication ñoom en virtuel la ñu duggee wax ñu lan mooy seen ñoom ci lan la ñuy yëngatu lan mooy seen objectif ak la nga xam ne jàppale bi ñuy jàppale les organisations de la société civile yu nga xam ne ñi ngi Afrique ak yi nga xam ne ñi ngi Europe sax naka lañ leen di jàppale loolu tamit ñoom dikk nañ ci bu baax. dikk nañu aussi ci fiche de collecte yi nga xam ni ñu ngi ci doon travailler boobu ba léegi ñu defee ñu joxe ci naka la ñu xalaatee def liggéey bi sur le terrain. lël bi nag li ñu ciy xaar mooy déjà partage de l'information maanaam ñëpp xam ñun lan la ñuy def donc loolu bokk na ci premier xaar bi ñuy xaar ci atelier bi. leneen li ñu ciy xaar aussi nit ñi jàngi fi ndax tamit booy liggéey ak nit war nañu xam koo koy kan loolu aussi nit ñi dinañ ciy jàng nit ñi aussi comprendre ñun lan mooy suivi xam nga tàmm nañu def suivi. xam nga tey yàgg nga dégg programme bi nga ne man de dama am programme waaye damay def suivi damay def supervision sur le terrain xam nga loolu yàgg na d'ailleurs ba ñu commencé di liggéey ba tey da ngay xool chaque 3 mois nga dem defi supervision sur le terrain yàgg na mais dañu ne suivi boobu dafa xaw a wuteeg suivi bële parce que bii dañ koy accompagner avec des fiches de collecte avec des fiches d'enquête ba nga xam ne bu ñu demee ci terrain bi dafa am lu nga xam ne moom la ñuy seet li ñuy seet mooy lan maanaam garab yi ñuy joxe est-ce que garab yi sooxewul est-ce que garab yi manqué wul jumtukaay yi li ñu liggéeyee est-ce que matale ne est-ce que xaalis bi nga xam ne war na dem ci askan wi est-ce que xaalis boobu mi ngi ci askan wi est-ce que xaalis boobu dana yegg ci askan wi surtout sanitaire yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy recevoir est-ce que boo fa demee yow li nga bëgg di nga ko am est-ce que le service est approprié pour suñuy besoin est-ce que service bi mi ngi répondre à suñuy besoin loolu yëpp dina nekk lu nga xam ne dañ koy saytu di ko xool buñ koy saytu nag di ko xool du dañuy nekk policier du dañuy nekk gendarme déedéet dañ koy saytu di ko xool pour lépp luñ ci jël nga xam ni fii de am na lu fi sooxe
ñu dem ne récipiendaire principal bi wala ñu ne CCM ñun kat ba ñu demee tel ak endroit wala telle localité ñoom de nee nañu par exemple garab gii manqué na wala lii manqué na si saa si da ngay gis ñu téléphoné daal ne kon de nañu ko defar comme ne nañ ko yónnee peut-être que information bi dafa jàllul woon ba nga xam ne boo delluwaatee problème yooyu nga doon gis yu ci bëri dinañ ko saafara donc loolu rek moo tax a jóg suivi communautaire bi pour que daal lépp lu nga xam ne gis nañ ko muy tëlëf-tëlëf ci terrain bi ñuy wax ko kii de droit mu jàppalañ ci ba nga xam ne liggéey bi yëpp ci chaîne bi yëpp nag depuis PR yi depuis ñëpp ba ci suuf liggéey bi dina jaar yoon te du am benn problème.